parce que du am solution comme noppi wuñ pour am solution ci wàllu inondation yi xawma ci habitation yi la xam nga maam dafa am benn affaire xam nga fi nekk yaa ngi dégg ay habitation yu bees ñi def ay publicité boo bëggee kër moo xam sa télé moo xam beneen télé def nañu étude bi def nañu lépp collaboré nañu ci te fekk na tey fi ñu lay proposer Birahim boo delloo ci ginnaaw fanweeri at foofu dex la woon foofu dex la woon ndox nag du tuxu benn moment lay absenté rek dafay dellu siwaat léegi nag bu fekkee respecté woo mais gis ngeen réew yi nga xam ne ñoo ñu gën a développé ay Belgique ak yooyu seen événement yi amoon fan yi la weesu parce que dañu ñëwoon def foo xamante ni bii ndox a fa nekkoon ñu sëkk def mais gis nga finalement ni mu mujjee c'est-à-dire que yàlla ni mu bindee àdduna gënuñu ko koo xam mënoo fekk ndox mukk fu mu dëkk nga toxal ko te utaloo ko soglaay bëgg a jël place am bu am na ni muy ñëwaatee doo am jàmm te Dakar nag xam ngeen ni bras de mer yi dafa bëri donc dafa bëri ay bras de mer yoo xam dañ ko éliminer toujours maa ngi ciy wax te dama ci waxtaan ak ay borom xam-xam yoo xam ne ay urbaniste lañ noonu lañ ko jàngate yàgg nañu koy wax ni fii ak indiwuñu solution ci wàllu dëkkinu ci bras de mer yi nga xam dañu leen a dagg duñu mus a am solution et ni mel Dakar la mel Touba noonu la mel faneen noonu la mel ci gox yu bari mu mel ni kon bu weesoo ndoxum tam muy assainissement ndox muy bon yooyu yëpp jaxasoo fu mu nekk nii solution la ñu bëgg mais est-ce que dana yomb du yomb parce que dañoo toll ci jamono joo xamee ni Mansour juñu na ko la nature reprend ses droits pas seulement ci wàlluk taw ak yooyu ñu ngi wax ay Belgique Allemagne ay réew yoo xamee ni ci wàlluk émergence wala ci wàlluk développement ñoo ñu gën a développé mais même ci wàlluk feebar bi ngay gis ni di mbas mi mais qu'est-ce qui est à l'origine bu fekkee ni dañoo dem ba nit ki ñëw dugg ci domaine nature de ci àll ba nga xamee ni foofu la rabu àll yi war a nekk nga dem ba ànd ak ñoom ba dugg ak ñoom bay jëfandikoo ñoom par exemple li nga xam ne moom mooy ndawal bi nga xam ne jëlee nañ ko ci ay rabu àll yoo xam ne nit daawul am sañ-sañu jëfandikoo ko moo indi yenn ci ay feebar yoo xam ne daf fi am ci àdduna bi la nature reprend ses droits boobu mais teewul ci wàllug ñi nga xam ne ñoom ñoo yore dëkk yi ñàkk waxante dëgg daf cee am xamul tax ñàkk waxante dëgg Mambay bu fekkee da nga ñëw ci benn bërëb boo xamee ni liñ naan zone non édificante yi kenn waru faa mën a tabax pas seulement parce que ci wàllu suuf si peut-être suuf si dëgërul waaye fu mu nekk ci boppam mën na doon yoonu ndox wala suuf si bu ñu toogee fi léegi 10 ans wala un peu plus mën na màgg ak yeneen nga ñëw nga nekk état nekk direction impôt et domaine nekk autorité nga ñëw ne ni Mansour maa la fi jox 200 mètres carrés kooku tàmbali tabax ak ay kayit yu leer descos ne la amul problème keneen ak keneen ne la amul problème nga yore say kayit yu leer tabax fa keneen ñëw tabax mu dem ba mujj doon ab dëkk ñu dem ba ci biir taw commencé ñu gis ni fi nga tabax donte def nga fa réseau d'assainissement mais zone non édificante la woon nekkul woon dëkk wala bërëb boo xam ne war nga fa tabax mais fii léegi 20 ans 30 ans 50 ans mooy tax ngay dégg ñu ne la Géejawaay wala ñu ne la Pikine wala ñu ne la Parcelles Unité nangam et cetera parce que tout simplement ay zone la woon yoo xamee ni ci ay jamono c'était pas des zones édificantes waroo foon tabax mais bàyyi nañu ñu tabax ba mu doon dëkk bu mag commune ville mënatoo leen dindi parce que amul woon dëgg boo xam ne waxoon nañ ko askan wi dès le départ conséquences yi mooy tey mënoo fa indi réseau d'assainissement boo xamee ni ndax booy tabax ca ngay tàmbali réseau d'assainissement mais des 50 ans après mënoo fa indi réseau d'assainissement xam nga ngay def jéem a dab-dabal te dab-dabal boobu tamit coow lay bari rek mais fii léegi ay ati at tamit ça va rester dab-dabal du solution de dab-dabal moom saa su ne problème ba daf fay des ñu àddu jëmale ci révision exceptionnelle yu liste électorale yi ak modification bu article 38 bu code électoral bi soo moyul de dana tax modification boobee dana tax ay primo votants yu bari ñu écarté leen ci élection yi du samay kàddu Mawa Diouf coordinateur bu ànd dooleel Khalifa Sall fii ci doon Dakar mooy ni xam le ñu teewlu ko Pamante Mboup article N38 bi nga xam ne nii modifié nañ ko bi nga xam ne day wax képp ku nga xam ne ni da nga war a bind ci liste yi faw nga présenter sa carte CEDEAO boo ko présenté wul duñ la mun a enrôler ñu gis ni soppite boobu ñu ci def doonul lu dul tere ñi nga xam ne ni ñoom la ñuy woowee les primo votants ñu bañ a bokk ci élection yi ndax gis nañ ni 2017 ba 2019 pratique yooyu la ñu def ndax ñi nga xayma ci lu toll ak 1 million de primo votants yi nga xam ne xañ nañ leen seen droit boobu ci élection yi passé te gis nañu élection yi nombre boobu ñi ngi koy xayma ci 1 million 500 te xam nañ ni ndaw ñoom ñu ci bëri ils sont pas favorables au pouvoir
ndax xam nañ ni c'est une masse critique beneen bi ci des balaa ñuy am carte d'identité foog ñu dem ci police diggante la ñuy dem ci police déposer ba carte d'identité yi génn maanaam inscription yi dana wees. mu ngoog la ñuy njort moo di modification bu article 38 bu code électoral bi soo mooy primo votant yu bari dañ leen écarté ñoom buñ sukkandikoo ba tey ci waa defar dooleel waa ànd defar dooleel xalifa xel xalaatu ñuy bàyyi élection yi ñu koy njuuj njaaj ndax nag dañ ci samp seen dënd. xam nga lan moo doon seen liggéey comme gis ni ñu def nii woo ay ndaw di leen expliquer processus bi di leen expliquer yenn ci ay jafe-jafe bien que ñu ngi ci jamonoy mbas je le disais il y a quelques jours. ñii di société civile ñii di parti politique yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ay porteurs de voix ñi nga xam ne ñoom ñooy ay relais communautaire xam nga lan moo war a doon seen liggéey même bu dee ak respecter gestes barrières ñu def porte à porte di dugg ci kër nit ñi xam ne kër gi am na ay ndaw yu fa nekk ci biir commune bi yow ak chef de quartier bën nga xam ñaata ndaw yu nekk ci koñ bi ngay dugg di leen expliquer ñoom nag en tant que des jeunes ñoom ñooy jël seen responsabilité ne ni man liñ ma expliquer faw ma dem wuti ji sama carte d'identité carte d'électeur pour mën a dem voter ji parce que dama am yaqin ni war naa soppi li nga xam ne moom moo xew sama biir gox c'est un travail boo xamee ni c'est à la société civile aux partis politiques aux hommes politiques mais aux relais communautaires ñoom ñoo ko war a def mais tout moom kenn mënu ko fi dindi parce que ni nga ne ni non nguur gi dafa bëgg am lu mu soppi pour nit ñi bañ a dem bindu ji mais pour bañ loolu nag am demal ci nit ñi directement ci ñoom wax leen li xew ku ci nekk dem wuti sa carte d'électeur bu ñu demee ci élection yi ku nekk dem voté tànn ku ñu bëgg tànn mu jeex. El Hadj laata ñuy waxtaanee loolu dañuy toll si jamono ji ku jëkk politique gi dañu nekk di defarwaat ndax dafa mel dañu nekk ñoom di préparer ñoom opposition bi benn coalition bu nga xam ne ni du ñàkk moom mooy ëpp doole ngir mën a jëm ci jongante gox-goxaan ni ñu dëgg ma ñu ànd Safietou Bandiaye daal di ñëwaat.